ba mu ñëwee sama bureau ba tey ma gis ay jéego yu bari yu muy def te dala ko lu dul lu jëmale gox bi kanam ay bu mel tey biñ ma ko yëgee xalaatuma woon mu bokk ci seen agenda ñoom ci seen bopp parce que dafa dem ci wàllu citoyenneté te aussi moom su fekkee yàlla def na boot ay génn moom ñuy géej projet bi naka la ñuy def ba jigéen ji mën a doon njiit bañ a des ginnaaw parce que xam na jigéen fu mu toll ci famille ci kër ñuy def jéego yooyu am na bagage intellectuel maanaam am na xam-xam am na jumtukaay yoo xam ne ni jigéen ji war na ko mën a am pour mën a casse droit mën a fi jéego ba mën a toog ci place bi mu war a toog mérité ko askan xam ne wax yàlla diw de mën na lii lu mel nii def ceeb ko kon ma firnde leen ko dina xalaat moo war na seeni jéego war na mën a àgg foofu parce que fii assemblée lañ fi am muy conseil municipal émanation maanaam ci gox nga jóge ci famille nga jóge ci village nga jóge moom teew fii mu ngi mel ni def député rek jóge ci département léeg-léeg ñu nekk ñaar représenté département boobu yëpp wala commune ñëw assemblée ñëw léeg-léeg ñu am fi luñ am solo ñu tënk ñenn ñi seen doxal dañu àgg rek ne fas non te pourtant décision yooyu xam nga lan moo ko mën a dindi cour suprême pour waneel njëriñ importance bi ak yow conseil municipal kon du ca xam su fekkee loolu xew na nag loi bi am ay délais yoo xam ne nii joxe na ko xëy na conseiller bi bu ñu àggee am na ñoo xam ne ni du ñu def li ñuy wax démultiplication maanaam dañu wax ak seeni ñoñ xamal leen nañ tey day ba ma gàddoo sama saak muy ku góor ka wala ku jigéen ba ma xëyee lii ma tax a xëy lii da lañ fa waxtaane lii ak lii bari nañu ko dul def su fekkee nag loola wala yoon woowa ña nga xam ne moom la ñu fal defuñ ko na mu mate loi bi am beneen kuréel wala beneen yoon boo xam ne ni samp na mooy yëf yi buñ ci d'accord ba pare ba tënk ko war nañ ko mun a affiché ko mooy ko am tableau boo xam ne ni foo xam ne foofu la ñuy màndargaale ko ku romb fële mu dëkk Kulikor wala mu dëkk Sédhiou am na possibilité ñëw ba ci tableau bi fii taxaw di lire xam ne ci weer yi passé day conseil municipal bii def na lii jël na décision bii ak bii ak bii kon waa ARLS bu ñu demee ba xalaat lu mel noonu ñoom gis naa ne dañuy gën a dooleel jigéen pour que moom ci boppam nga xam ne mooy porter plaidoyer maanaam xeex bi nga xam ne ni moom lay xeex pour ay ñoñom lépp lu mu wax am wér dëgër fu mu ko teg loolu dafa bokk ci bagage yi nga xam ne ni moom ci boppam war na ko mun a am maanaam ay jumtukaay pour mun a xeex pour mun a fees place yi nga xam ne nii foofu la nekk kon lu am solo bañ ma ko waxee nag nee naa wax dëgg yàlla lii moom maa cay jiit ñu def ko aussi ci fépp foo xam ne nii foofu la ñuy intervenir maanaam seen zone d'action commune yi nga xam ne nii ñoo ci bokk fa la ñuy liggéey ñu def ko te bañ a bàyyi benn ñeneen ñi nga xam ne nii sax li ma leer mooy duñ fa intervenir buñ ko déggee dinañ defi pexe pour mën a consultant boo xam ne nii war na leen ci mën a dimbale parce que ngeen la kon lu am solo la lu wér la te kenn naatablewul jamono yii ñu toll su ma jëlee wàllu foncier rek wàllu suuf coow ne def ci bari da ngay toog ba ñu ne man mos nga dégg ci rajo ñun mosuñoo ànd ci loolu te mosuñoo dégg fu ñu ko délibéré te di parti boo xam ne day dégg toujours pourtant lay yoon conseil amul sañ-sañ dem délibéré suuf ci loo xam ne ni conseil bi toog
kenn war na mën a jël initiative boobu mais léeg-léeg nit ñi ci seen mer wala ci seen xër ci seen li nga xam ne moom la ñu moom seen suuf wala leneen ak leneen ñenn ñi sax dañuy ñeme yàlla ba ne mosuñu dégg fuñ ko délibéré day am ñenn ñi aussi ay la yowén mën nañ ko ñàkk a dégg mais ñàkk a dégg bi nag daf ci am lu ci lalu parce que maire ak conseiller mënuñu toog ci nopp yëpp ne leen lii xew na lii ak lii ak lii xew na su fekkee yoon woowu mënta am beneen wàll ba mooy que affichage que yow en tant que citoyen léeg-léeg nga ñëw yurdu ak commune bi de xaw ma li fi xew temps yëpp ñaari weer yëpp ñëw moom mais bàyyil ma ñëw xool bu amee ay décision yu importante yu am solo yoo xam ne nii nas nañ ko wala tënk nañ ko danañ ko affiché lu mel noonu mooy tax nit ki naan man mosuñ ma ko yëg mais ku def lu wareef boobu bu ñëwee fekk ko commune bi aussi am aussi devoir lépp loo xam ne ni tënk nañ ko bu affiché bu ko deful rek wàcc na yoon parce que am na lu muy nëbb te yaakaar na amul lenn loo xam ne ni war nañ ko mën a nëbb ci commune ci gestion gisuma fi luy wolof yi dañuy naan gisuma fi lu fi macc lu fi ñor bañ koy macc amul lenn loo xam ne ni war nañ ko fi mën a nëbb kon transparence dafa bokk ci bonne gouvernance ni ko sëñ bi waxee léegi ci wàllu collectivité bi la ca tegu mooy que aussi ñëpp boo demee ba si sa kër sax am na gune yoo xam ne ni jàng nañ te dañuy jàng wàllu décentralisation comme ni nga xam ne ni conseil bi moom lañ fal di ko jàng article par article moo tax ñooñu aussi faw ñu bàyyi leen xel dëkk ba lu mu sori mën na am étudiant boo xam ne ni jombul sax ci njàngam dem na ci wàllu fànn boobu muy yee xale yi naan leen maire yeeg fa yi nga xam ne ñooy xëy di ñëw en tant que conseil wala ñeneen ñi citoyen lambda xamal leen ne ah seen conseil bi est-ce que mu ngi def lii est-ce que mu ngi def lii est-ce que mu ngi def lii ak yoon pour moytu lu mel noonu nag dafa am posture boo xam ne ni commune bi war na ko mën a kon lii nga xam ne moo ñu fi dajale tey lu am solo la ma adhéré ci xam ne aussi ñun dafa bokk ci suñuy cër ni nga xam ne moom la ñuy gungee collectivité territoriale yi ñu ànd ak ñoom ci lu mel noonu bu ñu gisee ñu mel ni ARS nag xalaat lu mel noonu wax dëgg yàlla dañ cee war a mën a tàcc ak suñu ñaari loxo jàppale leen gunge leen ci moo tax soxna si aussi ak kuréel gi mu boot ñu ngi leen ci encouragé di leen ci félicité bu baax di ñaan assistance bi ñu déglu bu baax ci pàcc yi nga xam ne nii dinañ leen ko mën a expliquer pour que ñoom aussi bu ñu wàccee ci terrain bi wala bu ñu ñibbee saña mën a xamal askan bi ne aussi lépp loo xam ne nii délibéré nañ ko ku dem ca commune ba bu toogee diir ba délibération bi pare ba ñu approuvé ko dinañ ko affiché loolu daal laa amoon pour ubbi waxtaan bi dëgg yàlla di leen gën a ñaaxaat aussi ñun ñëpp ñu jokk góorgóorlu. lan mooy lu ñu namm si li nga xam ne mooy daje tey bi parce que daje boo gis am na lu tax lu def ko nuy fàttali rek ñun dañoo nekk si benn programme bi muy programme USAID financé ko mu financé ko depuis 2017 donc si programme boobu ñu nekk en partenariat avec communes ya nga xam ne ñoo nekk si zone d' intervention bu ARLS mu toll si 17 collectivités territoriales donc entre région bu Thiès bi ak la région de Diourbel donc si programme bi ñu am ay protocole ay collaboration yoo xam ne ko signé ak communes yi laata ñuy tàmbali wax leen ni programme bi ñuy doxal nii lañ ko bëgg a defee ak yéen te si ñii la jëm donc mu programme dafa am volet économique ak volet politique volet économique bi mooy que dafa ànd ak ay financement te surtout lu si jëm lu si ëpp mu jëm si ay jigéen donc financement yooyu mu nekk ay activités génératrices de revenus wala mu nekk li ñuy wax ay unité familiale donc ay yarum xar yarum nag ak yarum poulailler yarum ginaar mais mu aussi am renforcement de capacité volet politique bi boo ko gisee dafa nekkoon ni laata ñuy ñëw si programme bi dafa am benn programme bu fi njëkk a dawal ñetti at si programme boobu mu lëkkaloo ak ay jigéen ñu koy wax les femmes journalistes donc si biir ndaje bi tey am nañu fi wax ay femmes reporters donc na ànd ak ñoom ñetti at
si femmes yooyu mu bokkoon si li nga xam moo doon mëbët fexe ba nga xamee den àgg si bërëbu togalukaay yi mooy accès aux instances de décision te xam ngeen jamono boobu li ñuy wax la loi sur la parité accès gu loon donc góor ñi lu ëpp ñoom na doon àgg si bërëbu togalukaay yi te comme li olof Njaay di wax balaa nga naan naam ne fa su fekkee ne yow bërëb bu ñuy jëlee ay dogal nekkoo fa bu ñuy jël ay dogal yooyu mën na bañ a dëppoo ak yow di ngeen ko gisee par la suite la état bi ñëw xëy na corriger ba indi li wax la loi sur la parité pour dire que bu ñuy fal il faut que ñu sóoraale li nga xamee ni moo nekk askan bi te askan bi bu ñu koy xool góor ak jigéen ñoo si nekk si programme politique boobu bu ñu ko defee ba mu jeex dafa am lu si seetlu mooy que jigéen ñi gaa àgg nañ si bërëbu déglukaay wala war mën nañ fa àgg mais lenn mooy seen jafe-jafe mooy que wàllu koom da leen di gàllankoor toujours parce que su fekkee ne yow da nga nekk jigéen nga war a dem si ndaje par exemple te ndaje bi pour nga dem fa da ngay soxla paas te paas bi xëy na sa borom kër moo la koy jox wala góor moo la ko jox su fekkee ne bëggoo nga dem mën na la téye foofu ba doo dem donc yooyu bokk na si ay gàllankoor yoo xam ne du ko aspect économique bi il faut que ñu indi ko pour ñi nga xam ne noo nekk si en tout cas dynamique politique bi ñu mën a mënal seen bopp ba nga xamee ni yenn gàllankoor yi doon dal démb dina wàññeeku wala boog bu jeexul donc loolu moo tax programme bi mu laal volet politique ak volet économique donc volet économique bi day ñëw pour dooleel accès des femmes aux instances de prise de décision donc loolu moo tax man leen dina am ay financement ay yarum xar ay yarum nag ak yeneen ak yeneen mais loolu comme nun département bu ñu liggéeyal ak USAID département bonne gouvernance la si li nga xamante lépp li askan bi bokk nu fexe ba nga xamee ni dina leer si ñëpp dinañ diisoo dinañ waxtaan donc yooyu dafa bokk aussi si lu ñu war a lëkkaloo ak collectivités yi locales yi ginnaaw xëy na bu ñu tàggatee seen i ay ndaw mais aussi yenn ya nga xam ne bokk na lu indi ay jiixi jaaxa nu bokk di ko waxtaane ak ñoom tey activité bii ñuy def muy campagne de plaidoyer wala de sensibilisation si lii nga xam moom lay wax affichage mu jëm si lu mel ne collectivité territoriale dafa am solo bi mooy lan dañuy seetlu boo demee si collectivité locale yi ñenn ñi sax doo gis tableau ñenn ñi boo gisee tableau boo xoolee seen tableau d'affichage yi li ñuy wax li ñuy affiché booy xool ay 2017 ay 2016 donc saa su nekk dogal bu ñu jël nu war ko taf peut-être dans les semaines yi nga xam moo topp seen délibération yi wala seen acte yooyu toujours dafay sooxe te sous-préfet wax na ko léegi coow yi ñuy dégg yenn saa yëpp du sax xëy na soxore mais ñàkk xam la donc su fekkee ne kon dajale nañu tey fii lu ñuy wax ay conseillers si conseillers bi am ay responsable de commission technique mu am li ñuy wax ay femmes leaders moo xam ay bàjjenu gox moo xam ñoo xam ñoo nekk si présidente groupement yi ñu dese fi ay ndaw moo xam ne jóge si conseil jeunesse wala beneen kuréelu ASC ak yooyu dajale fi presse donc dajale fi service technique yi jàpp nañu bu fekkee ne waxtaanee nañu li nga xamante ne mooy benn loi moo ko santaane ñaar aussi ñu séddoo ko en tant que nit ñi nga xam ne noo bokk commune bi defe naa war nañu ko gën a mën a ñoŋal parce que waxuñu du ñuy defar mais du ñuy ñëw renforcer sensibiliser rappeler donc loolu moom mooy solo daje bi loolu bëgg rek mooy nu xam ni ginnaaw comme na ko sous-préfet Kanikar nettalee léegi waxtaanu conseil wala délibération wala acte bu conseil jël xëy na man su ma nekkee conseil war naa ko mën a séddoo ak samay fi ma jóge samay ñoñ mais bu loolu weesoo aussi war naa ko mën a afficher sama buntu si buntu mairie képp nga xamee ne xëy na amal ko ko xelal wala jaar na fa bu ñëwee bu tegee bët bu ëllëgee sax bu déggee coow dee ni loolu kat boo demee si buntu mairie ba di ko fa fekk donc loolu rek lu nu bëgg nu renforcer ko dynamique boobu nu xam ni ëllëg bépp acte ba nga xam ne jël ngeen ko bépp délibération xam ne wàccoo nga fii nu wax réunion conseil comme ni mu ko waxee suñu xasee ba jël décision pour nu kase ko il faut que nu yéeg fu mu gën a kawe donc waxoon nañu dugg si dynamique bu ndax lu ñu jël jaar na yoon wala jaaru yoon mais lu nu xas ba jël nu d'accord fii ba voté ko noonu jël matuwaay si war jël kayit tableau d'affichage ba xam boo fa nekk dina ko fa tapp bu ëllëgee su fekkee ni coow jum na sax dina am boo demee si buntu mairie ba di ko fekk loolu amoon na bés sàngam donc dina dindi
dina tegg tumal yu ëpp yu bëri dina taxit nit ñi gën a xam ku nekk sa taxawaay donc loolu moom mooy solo ndaje bi nu waxtaan comme ni ko Jibi waxee li nga xamante ni moom mooy li fi nekk nan la ñuy gën a fexe monsieur le maire ñu koy gën a renforcer donc man mën naa ni tàmbalee gunu l'activité mais déjà man jàngat naa fi ay résultats parce que ba may discuter ak moom léegi war na ma la nga xam ne déjà c'est résultat wu solo ndaje bii la parce que déjà gis naa mu wan ma tableau bes tax ni au sortir de cette réunion là de cette rencontre tableau bi fii lu koy def déjà ça c'est un résultat xam nga maintenant li des mooy ñu renforcer ko ba nga xamante ni heure bu ñu dajee rek bu ñu génnee benn acte de délibération mu am solo ñu jël ko ñu ko fa tàqatam su ko defee sama classe yi xam ne nii lambar yi di ñëw bu ñu ñëwee seen gis ko ëllëg lu ñu dégg rek ah de loolu day boo demee si mairie bi di ko gis donc loolu en résumé mooy la nga xamante ni moom mooy solo daje bi ñu xam ne daal échange la waxtaan la entre femmes leaders yi entre jeunesse bi entre les conseils municipaux yoo xam moom ngeen fal si ni nga xamee ni moom la ñu war a gën a doxalee ba nga xamante ni yenn jiixi jaaxee yenn ñàkk d'information xam dina am ñu fexe ba corriger ko donc loolu moom mooy solo daje bi ñu jàpp ko peut-être am maximum 1h30 2h de temps nga xam ne échange la jóge si yéen ñëw si ñoom ñu jóg su ko defee bu ñu paree ñu tënk benn genre mémorandum wala benn engagement ni kat au sortir de cette réunion voilà la nga xamante ni moom la en tout cas les autorités municipales jël comme engagement ni di leen ko def mooy di leen am tableau saa su ñu jëlee kii di leen jël dogal yi taf ko et cetera su ko defee ñun en tant que ay partenaires ñu ñëw di def le suivi par rapport ak lu ñu waxoon fii xool si tool ak nan la demee. lancé waale aussi benn message sous forme d'information xam nga jamono jii fi mu ne peut-être que des gens peuvent être déçus bi ñu leen ooyee ne leen ñëw leen réunion parce que dañu nekk ci contexte boo xam ne nit ñi boo leen ooyee ils s'attendent à d'autres choses parce que xëy na ñu ngi doon yaakaar ne oui on va parler du contexte de ceci ou de cela xam nga loolu aussi gàllankoor bu ndaw la mais dama bëgg a wax ne ñun on est dans un programme continu depuis 1 an yàlla def na lii fi ñëw fi ñun ñu am engagement ak suñu bailleur am ay indicateurs am ay informations ay activités yu ñu war a def ci collectivités locales yi on s'est posé la question fan yii ne waaw qu'est-ce qu'on doit faire est-ce que dañu war a toog parce que situation mu ngi demee nii rek programme yi duñ ko exécuter bii c'est benn parmi tant d'autres activités yu ñu programmé yoo xam ne au cours de l'année te année bi déjà on est au premier trimestre mars jeex na donc su fekkee ñu ngi toog naan bon de toute façon situation bi kiiwul et après so what après qu'est-ce que nous allons dire après au bailleur ne ko way ñun day on n'a pas pu defuñu suñu programme parce que situation moo demee nii alors que activité yaa ngi déroulé wu parce que yéen da ngeen di seen réunion conseil municipal day continuer activités yi communes yi collectivités locales day déroulé wu ñu ngi misé woon ne dañu war a organiser élection locale yi dans ce cadre là on avait un paquet d'activités boo xam ne bii ñu ngi ko programmé woon dans toutes les collectivités locales nga xam ne ça met en avant yéen lay jiital activités yooyu ñun dañuy ñëw en accompagnement et en facilitateur mais yàlla def situation bii mais on s'est dit nag que ci kàttanu yàlla ñu ñaanal ñun ñëpp ñu ñaan yàlla dimbali ba mbas mi dem mu wàññeeku bu baax a baax à la faveur des vaccinations ba programme bi ñu waxoon ñu déroulé ko ce qui fait que ñun ak yéen dans quelques jours encore dinañu retrouver wu fii ci salle bi sur un autre thème ainsi de suite ba ñuy jeexal suñu programme loolu dama ko bëggoon wax rek pour ne peut-être lii tey lancement lay doon ci suñuy activité waaw ci kàttanu yàlla daal yal nañ ci yàlla dimbale. tey def ñu bisu maanaam bii dugg ci kër ñëw ni kër gi asalaamaaleykum borom la ñu prise de contact maanaam waxan ni itam doonul loo xam ni day débat bi mën a yàgg waaye defe naa li Mamadou Diop mi jëkk a jël parole wax rek tënk na lépp parce que dañu ñëw tey pour di mu laaj doxalin bi ñu daan doxal ci suñu conseiller ci wàllu affichage ndax lu existe la daan am wala dul am comme ni ko Mamadou Diop waxee rek jamono yii nga xam ni ci la ñu toll nii bu ñu dee wax rek vraiment du ñu woon gis affichage ci bunt bi kon nag fi ni ci li ñu ci mën a jànge mooy nun liñ daan def am na méthode bu ñu daan def bu fekkee booba dañ ci am luñ ci war a dolli ñu dolli ko ci
muy wàllu affichage lépp lu ñu délibéré bi ñu xam ni dañu ko war a def tableau affiché ko pour ki xamul xam loolu defe naa ak bu am solo la. kon defe naa daal bu doon nii ci sama xalaatu boobu ndax boo jëlee parole nii bu keneen jël waaye daanaka tënk la am na lu ñu bëgg ñu din ko doxale bu fekkee daawuñu ko doxale ñu xam ne lii lañ war di doxale bu fekkee daanan ko doxale itam te am na lu des ñu yokk ko di ko doxale kon vraiment nu ngi leen di sant bu baax ni mu ko waxee itam man en tant que président commission domaniale am na loo xam ne itam nit ki am na ci loo xam ni hors sujet la ndax bu fekkee ni laajuñu ma ci domaine boobu ah Mamadou li muy wax moom dafa baax rek wax li ñuy jànkoonteel waaye nag pour problème affichage lañ ñu laaj tey kon defe naa ci wàllu domanial bi ma ci laajan dinaa la wax li ñu ciy jànkoonteel ak nañ koy doxale kon noo ngi kontaan bu baax vraiment. lii ARLS indi fii tey pour sotti ko conseil damay wax ni man du lu bees non seulement du lu bees waaye du lu ñu xamul woon it nag képp ku toog fii xam nga ni loolu moo war a am affichage moo war a am c'est pas nouveau ARLS dafay ci programme am daf ko ci dugal pour que gën a soññu rek pour que kenn ku ci nekk li ko war mu di ko def parce que loolu moo war conseil man xam naa ci dara parce que j'ai eu la chance de travailler ci ak ARLS pendant 5 ans comme formateur donc ñii fi toog bari na ñoo xamante ni leer na leen loolu xam nañ ko ARLS ci ay liggéeyam yépp yi muy liggéey lii mas na cee bokk xanaa kay du nit ñi ngeen di soññ du xëy na conseil bi la ñuy soññ mais autorité locale bi la ñuy soññ parce que moom mooy ki nga xamante ni moom moo yayoo pour def lu mel noonu bu ñu defee suñu délibération ba pare moo affiché ko ah bu ñu ko affiché wul nag conseil bi ñoom dañuy dem rek bu ñu demee de mën nañ ko restituer ci askan wi mais différemment lañ koy defee ak individuellement lañ koy defee itam mais du ñu dem ca dëkk ba sax di dajale nit ñi naan leen lee la ñu délibéré lee lañ délibéré conseil yi moom du ñu def loolu kon ñi nga xam ne ñoo ci mënta bénéficier wu rek mooy population bi le reste de la population bi nga xamante ne waroon nañoo xam ñu représenté leen te kenn xamalu leen te conseil bi restitué wuñ leen ko affiché wuñ ko pour que ku ko bëgg a gis nga ñëw fii def ko loolu mooy li nga xamante ni mooy gàllankoor bi kon application bi rek moo des il faut que ñu dem à l'application mais comment naka lañ koy defee application ak kan mooy soññee pour que ñu appliquer loolu parce que loolu day dindi tuuma ci lu bëri werante yi bu baree après les délibérations ak yeneen ak yeneen comme ni ko préfet waxee effectivement loolu mooy am ñaare li muy indi rek moo di délibéré nañu lee délibéré wuñu lee telle année lañ ko defoon telle année parce que kenn gisul affichage bi kenn amul document bi donc yooyu mën naa indi ay jaxas comme nag pour seen programme ci ARLS xalaat nañu ni loolu war naa am ba ñu def ko ci seen biir programme pour ñëw tàggataat ci soññaat ci autorité yi jàjjaat ci conseil yi pour que ñoom itam ñuy taxawu bu ëllëgee ki si biir bu ñu fi defee délibération ñu ni lu tax affiché wu leen ko nañ ko génne ñu affiché ko mu gën a leer kon loolu dafay lu baax ARLS nag yàgg naa liggéey ci lu mel nii yàgg naa liggéey ci plaidoyer yàgg naa liggéey ci santé de la reproduction def na ko def na activité génératrice de revenu formé na jigéen ñi def na lu ne liggéey bu ne ARLS def na ko depuis que mu nekk fi di liggéey ak léegi kon lu nekk def na ko kon te lii daf na bokk ci lu nga xamante ni rek automatiquement dañ ko war a application bi rek moo des mais ñàkk xam gi moom amul ñëpp xam nañu ni loolu moo war a am kon dañ ciy d'accord bu ngeen ñëwoon tey rek daal ni est-ce que d'accord ngeen ci bu ñu délibéré te ñu affiché ko ñëpp dañuy daal ni waaw rek ngeen bind waaw boobu dem parce que loolu mooy li nga xamante ni moo war a am moo jaadu rafet na trop nag pour que ñu former ci nit ñi ba ñu gën a xam te ñu restituer ko population bi aussi li ñu war a xam aussi ñu di ko xamee si bi ñu ko war a xamee si. vraiment ñoo ngi féliciter acteurs yi fi nekk yëpp di féliciter vraiment waa ARLS ci initiative bi ñu am parce que damay wax ni ARLS dafa mel ni dafa ñëw di faj ci feebar boo xam ni jàngoro boo xam ni mën naa ni communes yi am problème yépp origine bi base bi
mooy désinformation parce que désinformation fu crise am en général désinformation moom moo ko waral parce que nag ñun dañu nekk ay conseil municipal représenté askan wi di leen teewal ci instance bi bu ñu ñëwee am décision yu ñu fi jël mais malheureusement le plus souvent décision yooyu ñi nga xam ne ci seen tour lañ ko jël muy askan wi bu ñu paree en retour du ñu am information kon xam nga loolu problème la te donc mën naa ni conseil municipal yu bëri problème boobu moo fi am sama grand frère Ndiaga wax na ko parce que nee na du lu bees parce que ñun ñëpp xam nañ ni population bi dañ leen a war a informer affichage dafa war a am mais nag ca dëgg-dëgg bu ñu xoolee loolu manquement la ci commune bi daanañu def délibération ba pare mais nag ay la yéwén duñ ko affiché nit ñi duñu am information te conseil municipal yi bu ñu demee ci seen lieu yi nga xam ne fa la ñu dëkk en réalité du ñu def démultiplication du ñu informer kenn ñu bëri dañ naan cell ak la ñu jële ci conseil bu ñu leen laajul du ñu wax man souvent dafa am benn groupe WhatsApp boo xam ni dafa am ñu ci interpeller souvent buñ conseil bu ñu ñëwee conseil ba pare dañ naan waaye lu ngeen jëlee ci conseil bi man souvent dinaay joxe ay information ci groupe WhatsApp bi mais je sais que groupe WhatsApp du pour ñëpp am na ñoo xam ni duñ ci dugg duñu xam lu xew ça veut dire que ni am na ñoo xam ni sax duñ def lool kon le problème reste en entier léegi nag vraiment lii waa ARLS def kon mel na ni médecin boo xam ni dafa ñëw pour faj malade vraiment ñoo ngi leen di remercier au nom de toute la communauté di jiital ci remerciement bi nag président ARLS mooy présidente bi mooy madame Kairé ak acteurs yi yëpp vraiment li ngeen def nii mën naa ni loolu ba mu waree am yàgg na parce que xam naa ko defoo ko taxul solution am boo ko xamee it da nga ko war a def kon ki nga xam ne dafa ñëw pour ñaax la fàttali la ni la lii nga war a def pour mu gën a baax kooku da nga ko war a remercier te nag en réalité dinaa ko waxaat dinaa ne crise yi nga gis ci communes yi yëpp crise yi fi am manque d'information rawatina commune Thiénaba parce que léeg-léeg problème yi dañuy jaar fi ñu war a jaar yoon wi ñu war a jaar du am lenn lu ci lënt ñu délibéré ko normal mais da ngay dem dégg ñoo naan yëguñu ko ñoo naan am ñoo xam ni dañuy am malhonnêteté ni lii délibéré wuñ ko mais nag kenn du leen mën a weddi pour la simple et bonne raison que ni commune bi li mu war a def muy affiché ko defu ko ki nga xam ni yëg na ñëw na nekk conseil municipal ñu décider ba pare délibéré ba pare mu génn nekk ci place publique yi ni lii am fii yëgul fuñ ko délibéré mais la faute c'est à qui ki war a affiché bu affiché wul moom am na décision bu mu war a def boo xam ni manquement la ci moom kon encore une fois vraiment ñoo ngi leen di remercier ci lii te nag yaakaar naa ni à partir d'aujourd'hui bu ñu fi jógee problème lay doon boo xam ni ça sera réglé parce que xam nañ portée bi mu am donc plus jamais ñu def délibération ba pare askan wi yëguñu ko ndax dinañu am habitude du ñu naan woy citoyen bi am na droit bu ñu délibéré ba pare bu bëggee information mu dem ci registre bi demande registre bi ba xam
am information mais loolu jaru ko ce qui est plus simple mooy nga afficher ko boo ko afficher c'est donné à c'est mis à la portée de tout le monde citoyen bu fi romb wala nga ñëwoon sax doon dox yeneen bu la neexee nga taxaw ci affichage bi xool tu es rapidement informé doo ci sax sonn kon loolu am na njariñ vraiment ñoo ngi leen di remercier. dafa doon acte boo xam ne dafa seddu xol yëpp ndax tey jii lii mu wax ne affiche bi rek doyul mais ku ne xam na ne génnee na yeneen ak yeneen ndax télé baa ngi fi rajo baa ngi fi bu ñu defee affiche yi doyul képp koo xam ne ñëwoon na ci bi ñuy délibéré mu tànn ci ñaari membre yoo xam ne góor ak ku jigéen invité leen ci télé bi wala ci rajo bi ñu waxtaanee loolu tam dina yokk tasaare information boobu. li ci dooleeku tamit mooy femme leader yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci dëkk bi di informanti ci seen biir ndax tey soxna Marème Kairé bu jëlee ay jigéen tàggat leen dafa bëgg liggéeyam law kon déjà foofu communication war na faa am ku ci mel ni femme leader bi bu déggul wala femme reporter bi déggul rek liggéey bi mën naa sooxe foofu wala mën naa des ndax rajo bi dañu koo taajal pour ñun télé bi ñu taaj ko pour ñun kon kenn ku ci nekk rek war ngaa mën a invité sa morom laaj ko lan mooy xalaatam ak li mu dox ndax bu fekkee ne amul xam-xam sax xam-xamam mën a yokk kon yaakaar naa ne Marème Kairé li mu def ci ay jéego bari na ñun ñoo ci des ñoo mën a jàppalante ci suñu biir dimbalante ci suñu biir ba li ñu bëgg ñu mën koo taxawal ndax bu fekkee ne nit ki mu ngi def li muy def ba pare te dooleeloo ko defam day sooxe. li muy décider war na ko wone ba population bi xam laka lañ décider ci moom te loolu day sooxe bu baax day sooxe parce que jot amul déjà dañ naan séance conseil municipal bi dafa war a nekk ouvert au public mais public bi duñ ñëw parce que amuñu jot boobu nga xam ne population moo dal population ba du ñu ñëw mooy dal aussi conseil municipaux yi des fois dañu lay woo nga ñëw conseil municipal ba pare sax pour nga restituer ko sa population sax problème la parce que amoo jot bi donc des fois nga toog ci population bi ñu wax loo xamante ni léegi yow loolu décidé woon ngeen ko yàgg na waxoon ngeen ci lu yàgg ba weesu ko ñu ciy ñëwaat parce que amuñu l'information ba pare aussi booy afficher aussi bul def abstraction d'information afficher lépp loo xamante ni loolu la conseil municipal bi décidé parce que loolu mooy tax tamit population bi xam ni lii la ñu décidé ci ñoom parce que même kii wax na groupe WhatsApp yi sax baax na mais kañ lay gën a am solo mooy su fekkente ne nit ki moo koy joxe mais mën na déformer l'information wala mën na joxe information bi ko neex mais soo ko affiché ki bokk ci groupe bi sax mën na ñëw photo ko envoyé ko ci groupe bi c'est simple ku nekk xam ni lii la ñu décidé pour vous dire importance su affichage donc booy affiché bul def abstraction tamit affiché lépp loo xamante ni loolu la conseil municipal bi décidé pour que population mën a am accès ci li ñu décidé ci ñoom. lii ARLS def yaakaar naa ñun jeunesse bi la ko defal parce que yàgg nañ koo bëgg la preuve mooy sama tons Gora bi wala Gora Ndiaye wala Alaaj Diop ñoom ay conseil municipal la na dañoo am benn plateforme jeunesse Canada ñaare bi ci la ñuy waxtaan mais kilifa yi mën yëpp ci lañ bokk souvent bu gars yi defee délibération fii ba pare conseil bi dañ leen di sonal di leen ci interpeller lan moo xew ñuy dugg di ñu leeral affaire yooyu mais je crois que ni bu ñu indi initiative bi def affichage bi dina gën a faciliter les choses te dañ ni bonne gouvernance bu nee bonne gouvernance nag day am transparence te transparence nag ci loo xamante ni askan wépp a ko bokk daa war a leer nañ te affichage bi loolu yaakaar naa arrangé na autorité yi arrangé na aussi tamit population aussi di profité di remercier vraiment Marème Kairé parce que même bu ñu en dehors de ces genres d'activités ñoo gis ni day prôner yeneen activités yoo xamante ne c'est pour le développement de notre localité kon en tant que jeune bu ñu ñëwee fii mënuñu lu remercier ko encourager ko aussi féliciter ko aussi ni ko aussi jeunesse bi ñu ngi koy tàllal loxo ci yu bare di ko xaar ci yu bare comme le président de la république ñu génnee fan yi xam ñu préoccupation bi yëpp ñun ñëpp xam na ni c'est la jeunesse ñun ñëpp ensemble ñu accompagner ko. d'abord di gërëm suñu maman Marème Kairé ci initiative bi ak ñi mu ko seqal ñëpp ndax mbir mi day am doy lu am solo yàlla dogal na aussi sous-préfet am leneen beneen wax bu mu ci tollee muy wax bu am solo parce que conseil municipal yi nga xamante ne ay élus lañ bari na tey kenn ku ci nekk gox ba nga bàyyi ko
information buy jóge fii dafa war a tas ca ñoom te ci yow la war a jaare parce que kenn ku ci nekk boo doonee conseil municipal askan wa ñoo la tànn tax nga doon ko kon bari na luy lënt ci ñoom la ci ëpp solo mooy information yi jóge fii di jàll ca ñoom parce que tey boo xoolee commune Thiénaba li mu polarisé muy 38 villages ak amoo yi ci aju du ñëpp ñooy mën a jóg tey ñëw fii ci tableau d'affichage bi di lire du ñëpp ñoo jàng du ñëpp ñoo mën a lire nasaraan mais da ci am loo xamante ni nii sous-préfet bi mu ko waxee day dellusiwaat dal suñu kaw ñun élus yi parce que mas naa ko def benn jour ci sama dëkk am lu lënt lu bare bari ma organiser benn tee débat woo population bi yépp ñu toog ma leeralal leen waxtaan ak ñoom ba kenn ku nekk sa xel dikkaat ba kenn ku nekk li nga waroon a xam nga xam kon loolu su ko sous-préfet cabaxalee tey ci lii doon na loo xamante ni ñun aussi war nañ ko yóbbaale pour bu ëllëgee ci biir ñu xam ni askan wi ñun ñooñu tànnoon ñu représenté leen fii am na nag lu nu war suñu diggante ak ñoom parce que wolof ak ni ma ko mën a waxee ñun sénégalais ci boppam ku ci baree lu ñu baree bari bu leen dara lëntee rek mën na poser problème te dañoo war a xam nag ndax comme ni ko Cheikh waxee léegi dara xew na ci mairie bi délibéré nañ leen wala tey jii fonds de concours ñëw na wala fonds de dotation fii lañ ko tànn pour dugal ko fa nga ñëw laaj registre bi pour ñu wan la loolu c'est un peu difficile mais nag suñu affiché ñu fonds de concours bi fii la dugg ren lii ak lii lañ ci nam délibération suy am ay demande moo koy indi maire bi du jékki-jékki rek délibéré am na luy jiitu délibération loolu lépp tamit askan wi dañ ko war a xam te loolu tey jii tableau d'affichage bi mën nañ ko caa bañ a tënk mais conseil municipal bi nga xamante ni conseil municipal la ñu tànn ko fii mu def formation kooku su demee jiw askanam suñ ko laajee war na leen a mën a wax même damay wax ni kuñ amul conseil municipal bu am droit ñu laaj la nga bañ a wax suñ la laajee da ngaa war a wax mais war nañoo fexe ñun di wax balaa ñu ñuy laaj lan la muy que kenn ku ci ne am nga ay doom am nga ay jarbaat yoo xamante ni actuellement ñi ngi toll ci jàng ak liifan te ëllëg da ngaa bëgg yow boo fa jógee ñooñu taxawu sa dëkk taxawu seen gox kon ñooñu dañoo war a xam kon ñooñu tamit ñun ñoo leen war a sensibiliser pour xamal leen loolu lépp nag suñu kaw la gaal adduna rek ndar xëyul xëy sotti kenn ku ci nekk tey jii lii soxna si indi teg ko suñu kaw amoon na fi tableau d'affichage amoon na fi mais ay temps mu jóge fi dem tey ñu indiwaat ko xaayaat nag ku dégg séeréer ba nga caxee maire bi am na lu mu répondre parce que wuti na tableau tey ji ma nga ne daaj mooy sànq bi sous-préfet wax ni loolu mënut a ànd daaj na tableau kon la war mooy bu ëllëgee si biir lépp luñ fi nas ba def ko fi nañ ko jël ñu affiché ko fa ba ku bëgg a xam ñu xam loolu moo gënoon tey ñu ñëw mu wutiwul tableau te naan dinaa ko wut teg fa kon nag léegi dox na benn jéego na dox ñu teg li askan wi bëgg ñu def parce que nag mbir mi coow li nit ñi ñoo ko fi teg maire bi ak conseil municipal ñoo ñu élire kon li askan wi gis ni lii lu war a am la kon nañ ca taxaw def ko ëllëg bu ñu bañee jam-jam. parce que délibéré nañ fi par exemple benn lotissement Ndiaye dañu demandé lotissement pour ñu délibéré ñu délibéré ko ba pare ñu def délégation ñëw di mosuñu ko demandé. ils n'ont jamais été demandé mosul bon on a été obligé ñu delluwaat ci kayit bi. génne demande ba ñu defoon génne aussi PV ba nga xamante ni moom la ñu defoon tegal leen ko pour ñoom ñuy doon dimbali xam nga mujj gi coow li des ci seen biir ñoom. donc pour dire que ni lépp lu ñu fi def comme am na ko wax léegi nii mën naa sax leer mais ñàkk affiché boobu ak leneen mën nañ indi ay lënt-lënt kon loolu dañ ci gërëm ARLS parce que dafa ñëw dimbali mais beneen bi ci topp ARD chaque année dafay ñëw pour natt mais beneen yi ñuy nattee lii def cee bokk affichage te liñ koy noté foofu dama gis point yu bëri la woon chaque année bu ñu ko defee dama naan non lii bu ñu kii daa obligé maire ñu def mais après sama xel génn ci mais ñii dañoo ñëw soññu ñu ndax bi ñu ko waxee keroog rek dama ni code non y a plus à temps il faut ñu wuti ak tableau ñu def ko déjà nga xamante ni ñun on démarre une bonne fois pour toutes pour l'ARD pour ARLS pour la population de Thiénaba pour les conseils yi nga xam dañ ko yàgg di réclamer donc je crois que c'est une très bonne chose lii vraiment dañ leen ciy gërëmaat encore une fois di leen sant di ci kontaan loolu Youssou. parce que doogu ma mais lancé nañ ci benn marché tax nañ ko chambre de commerce chambre de métier bu Thiès daf ko chambre de commerce daf ko fii pour mairie mais am na ñu doon laaj ba xam ne marché bi kañ lañ ko lancé xëy na booba xëy na su fekkoon ni ci biir tableau bi lañ ko projeté su boobaa ñu ko gis mais loolu amul
te fekk taf nañ ko fii ci buntu mairie bi ci porte bi. kontaan nañ ci woote bii nga xam ne woo nañ ñu ko fii tey. di sargal nañ Adja Marème Kairé macha allah dafati na lu am solo di jigéen kon ñu ngi ko sargal ci mois de mars bii 12 mois yépp suñuy weer la mais mois de mars bii dañ ko jagleel jigéen ñi mu def ci diiru am solo nii kon ñu ngi koy sant bu baax a baax macha allah lii dina feeñal njublang yu nga xam ne ku mel ne sàlleen bii ndax wax na ko léegi xam nga ne yàgg na ci conseil bi de dégg ngeen ni mu waxee donc affichage bii ñuy wax dina tax kenn du ñemee jalgati comme ni mu ko waxee ndax da ngay dem ba di ko affiche di ko taf ñëpp di ko gis ko romb à la portée de tout le monde ah yaakaar naa ne di nga fa teg lu nga xam ne lu leer nañ doo fa taf dara di njuuj njaaj te ku nekk xam na ne dëkk bi bari na ay prof ndoll yu nga xam ni nit ñaa ngi ciy jaar heureusement nag ba ma mujjee wax ba mu jaar ca loola ndax jaar na ca xam na kon mbir yi moom macha allah dafa commencé gën a leer nañ dañu wax conseil municipal mais dafa dem ba ci yeneen kuréel yi moo tax mbooloo mën la woo nga dem fa ndax njàngat dafa am solo ndax danga fay jàngalu am solo ñun kuréel yi ñuy jiite di ko yore mais daf ci war a am ndax lu fay dox rek war naa leer ci nit ñi loolu bonne gouvernance la ndax bonne gouvernance fu mu nekk rek ñépp di xam mais day dem ca kanam ndax kumpaa ngi toll na ñay nag nit ki li nga xamul nu la neex waxe mais su fekkee da nga ñëw fii ci mairie bi loo fi bëgg a xam ñëw fekk ñu affiché ko nga xool loo ciy commentaire ko bu ëllëgee buñ ko dee wax xaj na li ñu affiché sax mën naa dañ ëllëg mais bu ëllëgee buñ ko dee weddi ndax fi mu nekk portable yi mën ngaa photo yu ne bu nit dee wax leneen lu waroog moom nga xool sa portable xam ne yow kat bañ ko affiché photo nga ko amaana xam nga ci lu nga xam ni bu waxee safaan ba nga mën ko ne kat du noonu nii la demee kon am na solo lool kon ñu ngi sant soxna Marème Kairé ci atelier bii nga xam ne tey organisé na ko mu leer nañ macha allah nan ko dégg nañ te jëfe ko ndax conseil municipal mënul fu ne mënu fa dem ñu ci bari nañ dañu def sax muy conseil municipal yeneen ñu nga xam ni bu bokk nañ ci ay kuréel ndax damay wax ne buñ la tànnee ba nga dem ñu defal la formation baa nga dem ci réunion am loo fa jëlee boo demee ña la tànn war ngaa nuyu ba joxaat njukkal la mooy nga nettali leen ba nga xam ne moo fa jóge ndax du ñëpp ñoo mën a jàng ba ñëw di ñu affiché ñu ñëw di ko lire di ko xam kon ku fi jógee rek boo demee fa nga ko war a àggale fa nga ko war a jàllale ko fa ba ñëpp xam bu ñëpp xamee rek macha allah jàmm day am bonne gouvernance lépp ay leer nañ kon yal nañu yàlla dolli jàmm ba fi nu bëgg a àgg ñu àgg fa. Marème Kairé bu fekkoon dafa nekk ci commune Thiénaba bii mu nekk fi juróomi nit mbaa juróom-benn ah tubaab fakkal la waaye nag ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak fekkee tal ndax mu ngi xàll yoon wu nga xam ni ndaw yi ñu ngi ciy teg seen tànk fas yéene di ko jëfe ba bu ëllëgee muy jariñ cee askan wi. dañuy terminer en beauté finir très très joliment pour le dernier mot ni ñu war a jàpp léegi Youssoufa Ndiaye il va comme spécialiste technicien programme bi dana fi def benn résumé suñu paree Adama nga feddaliwaat l'engagement de la commune sur cette question là et puis après ñu clôturer en 2 mots. pour nu mën a synthétiser ko ni ngeen ko waxee ñëpp ñu indiwaat lépp dina jafe trop mais dina am ay baat wala ay kaddu yi nga xam ne moom moo gën a fës si li ngeen génne mooy que souligner ngeen problème bu démultiplication mu nekk li nga xam ne gàllankoor lu war ko def xëy na si gox yi ñuy jóge mais aussi lu si war dimbali mu nekk affichage bi donc wax nañu technique yi ngeen di utiliser sax pour mën démultiplier mooy groupe WhatsApp yi plateforme yi mais je pense que am na kenn ku ko wax léegi muy proposition pertinente muy que même bu fekkee dañuy utiliser ay plateforme ak ay WhatsApp bu fekkee dañoo jël source d'information mu am solo fan lu ñu jëlee information su fekkee du ko jël à partir de tableau d'affichage bi bu boobaa mooy nekk lu wéy mooy nekk la nga xam dafa dëgër donc même bu ñuy partager information na fekk na affiché ko pare bu boobaa dinañ xam ni lii kat moo engagé le conseil parce que man su may joxe xibaar mën naa ko joxe nu ma neexee
wala ma xool ñi ma koy jox ñoom lan moo nekk seen taxawaay ma jox leen ko ñoom nu mu leen neexee mais bu fekkee duñ ko bind xëy na ma foto ko séddee ko si plateforme yi wala si WhatsApp yi bu boobaa dina gën a dëgëral donc yooyu ay mécanisme la ay système yoo xam ni mën nun ko utiliser mais bi si am solo am na ko wax léegi muy ko lan moo war a nekk suñu taxawaay à partir d'aujourd'hui tableau bi daan na fi am daan nañu ko jëfandikoo di dem ba si yàgg mu xëy na mu am gàllankoor na arrêté ko mais surtout si période bi nu nekk muy période pandémie nga xamante ne xëy na mënoo groupe bu nekk nga dafa caax donc tableau boobu dina gën a dimbali si situation bi nu toll di sax mu gën a jàllale information que benn nit mën na ñëw taxaw xool dem donc loolu amul regroupement donc loolu war na gën a tax sax situation bu nu nekk nii ngeen ni aussi dafa nit ñi amatuñu jot war na gën a mën a tax ñuy gën a mën a jëfandikoo donc utiliser tableau d'affichage boobu donc le conseil municipal moom moo nekk premier garant wu lu ñu wax fii parce que ñun ay partenaires rek la ñuy ñëw rek di pousse di accompagner mais ñi nga xamee ñoo am dogal bi mooy le conseil municipal le conseil municipal moo am sañ-sañ wax à partir d'aujourd'hui amul benn information bu ñuy wax fii kenn du ko taf ñoom ñoo am sañ-sañ boobu donc yéenay def premier contrôle bi ñun li ñuy def rek mooy suivi est-ce que lu ñu waxoon def nañu ko wala defuñu ko bu ñu ko deful kon ñu ñëw en tant que conseil ni ah wax dëgg yàlla waxtaane woon nañu nangam xam nga jël langage diplomatique boobu wax dëgg yàlla boobu léegi mi ngi sooxe est-ce que mais yéen mën ngeen taper sur la table pour dire que lii nun noo ko waxoon en tant que conseil duñ koy def donc kon nun amuñu dogal yéen conseil municipaux yi nga xamee yéen fi nekk yéen ñun seen ginnaaw la ñuy bootu pour que li nga xam ne tey ñun ñëpp jàngal nañu ko ñu ni kon lu baax la lu rafet la war nu ko tàmbali à partir d'aujourd'hui comme le maire l'autorité politique lu mu def ñu koy félicité waat di ko rafetlu waat parce que loolu engagement la déjà que nga xam ne lii ñu koy wax mu am gàllankoor nga jëw indi teg rek déjà yaa ngi wane yoon bi kon loolu du ko siy gën a encouragé di ko gën a ñaax ginnaaw maintenant bu ñu ko defaree le tableau ba pare ñu maintenant en tant que conseiller ngeen di leen di gunge si comme ni mu ko waxee heure bu ñu defee réunion nga xam ni balaa prochaine réunion ba d'autant plus que entre deux réunions dina am 2 mois 3 mois donc ñu xam ni balaa ñuy ñëw prochaine réunion dinañ mën a afficher donc loolu vraiment ay engagement lañu yi nga xam ne dañ ko bëgg ci suñu partenaire muy la commune mu jël ko xamal ni en tout cas désormais à partir d'aujourd'hui ñun lii ak lii duñ def su ko defee ñun engagement yooyu lu ñuy suivre est-ce que engagement yii ñu jëloon est-ce que ñu ngi koy topp wala topp na ko suñu ko toppul ñu rappeler leen wax leen ah lii kat waxoon ngeen ko di ngeen ko def lii kat waxoon nga lii manquement li manque est-ce que mën leen est-ce que donc voilà en gros donc li ma bëggoon rappeler waat nga xamante ni kon donc le maire est là parce que c'est le représentant du maire vous êtes là en tant que conseiller donc population bi jeunesse bi femme leader yi femme reporter ñu ngi fi donc di leen dégg engagement yi à partir de la ñu jël ko nit ñëpp da xam ni ku nekk war na si mën na ko topp te lu ko tax a jox rek mooy defar donc loolu moo am solo lan lu siy wut si lii lu siy wut rek mooy mu defar ñëpp gis seen bopp nga xam ne ëllëg kenn doo am benn gàllankoor si wàllu affichage. pour dire que ñun vraiment on est très satisfait. exercice bi nii lañ ko bëggee su fekkente ne amoon nañu objectif buñ ci bëggoon mooy que dinañ ñëw rencontrer ay acteurs collectivité locale bu tudd collectivité territoriale bu tudd Thiénaba wax ak ñun benn ci aspect yi ñun domaines yi ñu bëgg a accompagner communes yi muy aspect bii ci biir waxtaan wi ñu feesal ne intéressé na leen waxtaan wi wax dëgg yàlla bokk na ci seen i mébét ak seen i soxla plus loin ñu génn ci ay propositions gis ci ay pratiques yu amoon ñu fas yéene ñoom it jéem a changer je crois que ñun vraiment exercice pour ñun kontaan nañ ci vis-à-vis de yéen ci seen bopp. Je ne suis pas bien placé pour vous remercier parce que Baye Cheikh moo ñëw pour kii mais en tout cas techniquement comme technicien man je suis satisfait te bu may def le compte rendu à l'USAID aussi dinaa am lu ma ko wax parce qu'il y a du contenu. beneen bi mooy soyons très simples c'est pas compliqué c'est-à-dire qu'en matière d'affichage yu mel nii on n'affiche pas les questions sensibles parce que collectivité locale c'est comme organisation yëpp am na ay questions pratiques. utile yu collectivité yi soxla mais am na ay questions yoo xam ne nag c'est des questions qui intéressent la collectivité yooyu la ñuy afficher li ñuy afficher en général délibération bi
en date du tel on s'est réuni voilà la délibération lii lañ jël bon am na benn acte ponctuel par exemple fourrière am na par exemple je donne un exemple wala vente aux enchères ñu ngi war a jaay wala ñu ngi war a def lii wala ñu ne à partir de telle période interdire nañ par exemple population yi ñu déposer ordure wala ñu circuler fii wala ñu set fii genre d'information yooyu wala en matière domaniale délibéré nañ nii wala marché très souvent marché yi parce que marché bi commune bi moom mooy le comment on appelle ça encore di ñu koy tuddee dans en matière de marché moom mooy le maître d'œuvre voilà mooy maître d'œuvre moom ci boppam am na liggéey bi mais le premier informateur ci marché boobu moom la war a doon moom balaa ngay dem chambre des métiers dem chambre de commerce feneen fekk ko fa comme ni ko sa waay waxee fii nga war a ñëw ñu ne à partir de telle date il est ouvert un marché ci commune de Mékhé loo bi lii ak lii ak lii la travaux yi lii ak lii la lii mooy désignation yi lii mooy délai de soumission surtout délai de soumission yooyu parce que délai de soumission bi su fekkee nit ki léegi moom jël na on n'avait pas affiché délai de soumission moom mu jëlal wala mu yokk wala mu wàññi su ñëwee mu dana laal mais ana foo ko def wala ana fu ma ko gisee donc yooyu te loolu mooy dem ba journal officiel mais départ am fii la donc xoolal c'est très simple ay c'est des choses pratiques yu simple rek comme on le dit maintenant l'objectif ñun c'était pas de venir faire une formation déedéet dañu bëggoon susciter un débat ñu waxtaan ci suñu biir ñaaxante ci suñu biir loolu dong moo ne woon le but du jeu te vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax di leen sant di kontaan ensuite diversification yi parce que nañu xalaat ne vous êtes dans une collectivité progressivement xale yi jeunes yi dañuy ñëw supposons tey ngeen am fi benn xale bu nekk en master 2 décentralisation wala yeneen ak yeneen mu bëgg a ñëw def si par exemple moom stage am fii au niveau de la commune te ay questions yu mel noonu intéressé nañ ko ban offre nga ko mën a defal yooyu yëpp war nañ ci mën di préparer wu lan la jeune bi di xaar fii quelles sont les problématiques lan la war a mën a kii et en dernier ressort benn leçon bu ñu tiré ñoo xam ne ñun ñëpp ñu kontaan ci sant ci yàlla xoolal seen collègue bi fii débat bi wallahi azim biñ commencé ba tey est-ce que fii kenn xam na fi benn conseiller bu partisan nekk dans un parti X ou Y rek est-ce que feeñ na fi fii li fi feeñ mooy essentiellement rek loo xam ne lii ça intéresse toute la collectivité redevabilité bi ngeen am vis-à-vis de vos correspondants que ce soit le conseiller bu jóge X wala Y wala Z ça importe pas donc war nañ ci tirer leçon ne ñun am na ay débat yu am ci mbedd yi di am ci rue yi du doxal suñu collectivité lii doxal suñu collectivité mooy bu ñu duggee fii ñu seet li baax ñu def ko au nom de la population ba pare ñu def suñu devoir de redevabilité li ci des ñu bàyyi ak loxoy yàlla ñun loolu rek lañ ci xam te loolu je crois que loolu rek moom moo mën a doxal collectivité yi te ñu sóoraale xale yi sóoraale jigéen ñi nga xam ne c'est des cibles yoo xam ne dañoo représenter quelque chose ci population yi am ay aspirations am ay besoins am ay préoccupations c'est pas parce qu'il y a le contexte que je le dis mais loolu langage toujours la. sant mbooloo mi ci turu Adja Maram Kairé wante ma joxit ko ma yóbbul ko it xibaar ndax ndawam laa lu ko fi teewal kon su ma amee xibaar bu baax war naa ko koo jox su ma amee bu demee neneen waruma koo mën a jox ndax loolu la ma développement jox loolu la ma diine jox loolu la ma dund doomu aadama jox mooy lu baax wax ko lu mel neneen jërul wax amul njariñ yee fitna la waaye li ma gis fii tey cene ba ci conseil municipal bi ak femme leader yi dal na xel ci li mu namm ci def ko ci cene ba gis nga mbir lu mu yomb te déggowuñu du mën a am borom bi nga xam ne moo nu bind moo du wàcce benn yoon yërmande ndax li mu bind doomu aadama moo ko ci gënal nu déggoo nag yéenante jàmm sans borom wàcce jàmm te loolu laa fi gis kon bu ma demee li ma koy xamal fi nga ma yebaloon ma dem ànd ak technicien yi ñu dem fa xam naa ne ñu ngi ci yoonu li ñu bëgg a am ñu am ko cene ba amul leneen ci kattanu yàlla conseil municipal cene ba yoon bi ngeen aw déggoo war a defar cene ba borom cene ba ne fi dina leen jàppale ba ngeen am ñaareel bi li ci gën a yéeme mooy jeunesse bi xam nga lu tàkk lu ne mi ngi tàkk jeunesse bi ak jigéen ñi jàmm ju ne mi ngi ci jigéen a xale waaye fitne bu ne mi ngi ci jigéen a
xale yi bu ñu bokkee nii yëg di xam affichage bi am ñu toog seen soirée ci ngoon waxtaan dinaa ataay naan meew kenn ci ñoom bëgg a indi fitna yi ne délibération bi jaar ci yoon mu ne ko déet lu mu guddi guddi nan ñaan gardien ba bu nu taalee toor su liir la fa ne wala ku mel ni sama waay ne kon noo am na délibération bi am na ba ñu affiché ko te lépp wax naa ko léegi Youssou ba wax na ko ci biir waxam nun ñi nekk ci collectivité locale sart la ci ñuy def loolu du lu neex dañu koy fabriquer dafa bokk ci suñu sart ñu ne booy waajal marché bindal taf marché bi jaay soumission bi dina tàmbalee heure sangam jeex heure sangam bu jeexee nga ne soumission bi jeex na nga tafaat ne ñi indi seen soumission diw la ak diw ak di entreprise bii ak bii la nga tafaat loolu ñoom ñu gis nga dem ba def sa dépouillement nga ne diw moo gagné ni mu gagné nii la gagné na ci techniquement financièrement nga taf boo ko defee kii moom du wax ne marché bi amul lu mu doon xale jàng na dina xam ne lii kat tegu na ci yoon mais coow du jib looloo tax nag bi ñuy départ ñu ne waxtaan dañ koy ubbi ngir dama ko tënkan rek waaye Youssouf moo ko détail ARLS dafa jóg ngir jàpp ànd ak collectivité locale yi nga xam ne ñooy patron fexe ba li mu xam ñoom ñu ëpp ko xam-xam na ci kanamam bu ko defee fitna du yeewu waaye xale yi su yaakaare ni yaa leen ëpp xam-xam bëgg a dem te àndu noo yow ci dem gi demin wa day ñaaw kon ARLS mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ci turu Marème Kairé ak équipe bu ARLS bépp di am yaakaar itam ci cene ba ne insha allah président wala représentant maire lii yàlla bëgg yonent bi bëgg sëriñ bi bëgg ko ci dëkkam bu tedd bi te da ngeen am nag collectivité locale bu yombut collectivité locale boo dëkk ak sëriñ cene ba dafa jafe dafa mel ni collectivité locale Touba du bokkut ak collectivité la Njagañaay bi ma dëkk du benn kon yàlla mi mën a dimbale nag Marème mi ngi ànd ak yéen di ñaan sa borom mu dimbali ñu ba fi ñu bëgg a jëmee cene ba sa borom àgg leen fa monsieur le maire ñoo ngi leen sant noonu donc def naa ne excellent dañuy dolli rek di santaat yàlla bu baax mais di feddaliwaat suñuy gërëm jële ko ci monsieur le maire muy gërëm bu baax soxna Marème Kairé bi di gërëm ARLS ci activité yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci biir gox bi mais rawatina bii tamit ndax bii dafa doon loo xamante ni dafa ñëw mu doon benn xeer boo xamante ni dañ cee diir jam ci picc yu bëri ndax dinañ ci régler waale problème conseil yi nga xamante yàgg nañ ko kaas population bi mais problème ARD mi nga xam ne dañuy natt chaque année ñuy perdre ay points te lii dafa bokkoon ci ñu ko perdre donc lii vraiment dafa doon loo xam ne lu am solo la loo xamante ni ARLS ñu soutenir ñu ci mais ñuy gërëm bu baax jeunesse bi mais di gërëm conseil bi di gërëm femme leader yi mais di gërëm presse bi ci seen teewaay parce que tey mënoon nañ leen woo ci jàmpaay bi ku ci nekk am leneen ñu def mais yéen ñëpp ngeen ñëw bàyyi seen ñëpp ñëw teew si bokk ci waxtaan wi loolu aussi dafa doon loo xamante ni lu am solo la kon daal li may wax rek mooy monsieur le maire ñu leen di gërëm bu baax di leen sant mais ñuy wax ni sunu engagement ñun commencé nañu parce que commencé nañu déjà indi tam boo xamante ni dañ ko tax donc engagement bi am na acte bu ñu def la ca des mooy comme niñ ko waxee tonton ji bi rappelé na ko tonton Cheikh ñëw feddali ko mooy xëy na am na loo xamante ni lépp la ñu affiché mais li am solo bi essentiel bi population bi dañ ko war a affiché pour que population bi di ko gis te loolu incha allah engagé wu nañ ci monsieur le maire boo njëkk a engagé wu ci commune bi incha allah dafa soobee yàlla donc di gërëm ñëpp di sant mais di gërëmaat bu baax sëñ Mamour Seck aussi ci teewaayam dëgg yàlla ndax bu ci nekkee jaadu nañu fi ko jox ko wàccuwaayam ndax tey moo fi représenté si cëb donc moo tax ñu koy gërëm bu baax di ko sant di ko jox nag mu def ñaan comme ni ñu ubbee woon ñaan ak oustaz moom mu def ñaan pour ñu tëj jërëjëf